laata ñëw introduire suñu baay après xam naa waa Régie rek dañuy préparer kii bi ñu defoon ñu am ci ay quelques éléments door a ñëw Baye Modou professeur wax na ko sànq li nga xam ne mooy wàllu investissement gis nañu lenn ci ay réalisation yoo xam ne jot ngeen ko def gis nañu lu mel ni lycée de Kër Moussa ngeen def fa yenn réalisation yi fonds boobu maanaam junj nga ko sànq par rapport ak partenariat yi nga xam ne moom ngeen am par rapport ak industrie yi nga xam ne ñooy investir ci biir zone bi loolu est-ce que mën nga ñu faram-fàcceel naka la demee waa kay mën na la ko leeral bu baax ndax tey moom leeral dong ñu fi indi waa kay am nañ ay fonds yu ñuy am ni ñu koy amee nag daanaka démb am na tuuti luñ ci indi xañ na waaye fii la gën a sax xorom yaakaar naa waa kay ñun comme industrie yi comme fi nekk ñoom amuñu ak ñoom problème maanaam ñi fa installé ni amuñu ñoom problème mais suñu problème. mais problème am na fa moom. waaw ñun la ak fili loolu laa bëgg a wax. du industrie yi lan amal problème mais fili lan amal problème. léegi fili moo leen dugal ci li ñuy wax guuta loolu la wolof naaw guuta voilà loolu nag ñoom pièce boobu ñu tàbbi ci. léegi nag ñoom comme comprendre nañ ni ñoom danoo dugg ci erreur danoo juum léegi nag moom moo tax ñoom it ñu nungu di wax ak ñun. ci kaw ñun bin associé tamit boole suñu doole moo tax ñu nungu parce que bu doon man dong bu ma demee dana maanaam xel laa fay jële waaye du man dong mag ñu bari la. léegi nag ci kaw loolu ñoom comme fi suuf bi nekk maanaam suuf la boo xamante ni ñun en réalité ñun ñoo ko moom. loolu moom xam naa dina ñëw ci biir waxtaan waaw dafa am litige bàyyi jom na ci ñëw baax na bañ a percé ci loolu bu baax a baax ndax bu dikkee dina gën a leer ci loolu léegi nag ñun ñu calculer ni kenn du fi ne finalement kenn du fi ne googu ñu dem ñu ne tam ñu xeex moom daa war a am njëriñ te xeexuñu tamit ngir di dawaka daanu ak dóorante rek déedéet dañuy xeex ngir développement kon ndax mënuñ ñoo jariñu ci ñoom ñu jariñu ci ñun ci lañ leen tegal suñuy proposition ñu leen nag mën ngeen fi nekk ci kaw bu ngeen fi nekkee nekkal fi seen bopp waaye nekkal ñu fi ngir lépp loo xam te ni dafa war a jóge ci yéen ñëw ci ñun da jóge ci yéen ñëw ci ñun lépp loo xam te ni da ngeen ko war a indi ci ñun ñu dugal ko ci askan wi bu ngeen ko indi ci ñun nañ ko def ci askan wi léegi nag ci kaw loolu képp koo xam ne da ngay ñëw di installé foofu boo dikkee faa nga wax ak ñun allah kulli yàlla di nga wax ak ñun boo waxula ñun dañuy wax ak yow li ñuy wax ak yow nag moom mooy fii ku fi installé bëgg nañ maanaam lépp loo li ñuy wax réseau kii nu ñu koy xaree lépp loo xam te ni daal dafa war a jóge ci usine bi ñëw ci askan wi loolu moom duñ bàyyi ba suba wala ginnaaw suba dañu koy jox tey beneen bi ci tegu moom mooy emploi loolu moom doonu loo xam ne dañ koy négocier boo ñu ko nungulee nga nekk fi boo ñu ko nungulul loolu moom duñ ko ma loolu tamit maa ngi ci profité di leen wax Ablaye ni leen emploi yooyu Kër Moussa mi ngi ciy gis boppam waaye Kër Moussa doo nga moomu ko commune bi moo ko moom def naa mos naa ko benn réunion boo xam Baye Mbaye fekke na ko ñun nii def bay jariñ ci loolu maa ngi woo commune bu Kër Moussa yëpp village yëpp ñuy def noonu di fa jariñu Kër Moussa ñi nga fay liggéey ci kaw lu tax ñu fay liggéey moom mooy li may wax ni dem nañ fa ci ndax ñoom bu leen fàtte ne adresse fiscale yi foofu Rufisque moo ci ne moo tax ñoom seen priorité Rufisque lañ jox waxoon ni ak jam ñaar ñoom ñooy liggéey foofu mais ñun ñoo dem ci ressources humaines leen fii Kër Moussa la il faut waa Kër Moussa ñoom ñoo fiy liggéey ñu mu ngi changé loolu te loolu ñun def naa loolu du woon suñu rôle yaakaar naa effectivement voilà parce que loolu c'est important mooy entreprise bi professeur ñoom ñu ngi positionné wu ci biir commune bi donte que xam naa ne Baye Diop dina ci ñëw léegi maanaam titre foncier fa mu nekk géographiquement mu ngi ci biir commune bi Kër Moussa mais bu delloo ci cadre RSE wala lu mel noonu dafa mel ni comme titre bi mu ngi koy affecté au niveau de Rufisque ñoom seen lépp ci Rufisque lay dellu alors que pour nous c'est la société population impactée ñoo waroon jëriñoo ci loolu dëgg li nga wax am na solo trop du entreprise boobu kese boo duggee ci entreprise yi nekk fii yëpp ci commune bi amul lu ñuy defal askan wi quoi te loolu pertement wu commune bi la te loolu autorités yi ñoo ci waroon taxaw d'abord ñoo ci waroon jóg xaar ci seen tànk du bay ñii seen xeex bi ñoom waruñu ko woon xeex autorités yi ñoo ko waroon a xeex parce que ñoom ñoo avalisé à ce que entreprise yi implanté fa ñii wax nañ wax ju am solo en fait c'est un dossier très compliqué bien sûr très compliqué mais ñoom xeex nañu ba am fa dara donc amandi nañ fa dara peut-être ñu ngi continuer di xeex ba dafa am dara li ñu am nii sax c'est
tey ñoom dañoo jàmbaar rek macha allah. mais mënoon nañ ko bañ a am. vu que ñoom seen kayit yi ñu ngi ko tué à Rufisque. Rufisque ak Sébikotane. donc te Kër Moussa commune de Kër Moussa am na ci. donc loolu loo xamante ni la xeex la boo xamante ni ñun suñu commune moo ko waroon a def. suñu commune defu ko. peut-être que peut-être li ma yaakaar yàlla na bu mu doon dëgg. que commune bi ak ñoom son travail ils sont de connivence quoi. loolu xalaat bu ma am la lii rek. bu amul possibilité la bu amul ñoom war nañoo def le tout ba jéem a fexe ba su askan wi di ci gis seen bopp du entreprise boobu rek. maanaam combat bi nga xam ne moom la ànd defar Kër Moussa normalement autorité locaux yi ñoo si waroon a jiitu. absolument vrai. parce que ñoom ñooy suñu ñun ñooy seen i administré. ñoom ñooy suñu administrateur ñun avant ñu doon xeex ñoom ñoo war a jëkk a taxaw kan moo leen fa teg ñoom. population askan wi leen fa teg. donc lu askan wi war a xeex ñoom ñoo fa war a jëkk a xeex mais defuñu ko. alors Baye Modou ban rapport ban relation ngeen am ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi. waaw kay au départ. dañ daan def lu ñuy def. dañuy jaar ci ñoom di leen laaxan. noonu lañ daan def noonu madame la maire def naa Kër Moussa la dëkk. boo gisee dëkk bu mën a doon. am nga chef de village ñun lu ñuy def. maire moo yilif gox bi yëpp. waaye biir dëkk bi chef de village moo ko yilif dañuy dem ci chef de village bi. suñu fa demee di wax ak moom ci jafe-jafe yu mel noonu. buñ fa jógee duñ dem ci monsieur le maire sax mais dañuy dem ci madame la maire. comme moo dëkk ci dëkk bi. ndax dañ koy bëgg a jox cëram. mais dañ leen di woo ci xeex yi maanaam lu jëm ci. dugal seen loxo ci merci waaye dañ leen négliger. sentiroo leen présence su autorité yi. absence totale. loolu moom. man actuellement ni madame la maire amatuma numéro de téléphone. mais selon vous lan moo waral loolu est-ce que yéen dañ jàpp ni yéen combat bi ngeen di mëne dafa légitimul wala da ngeen amul dëgg ci li ngeen di xeex moo tax. kay xam nañ loolu. ba ñoom nee nañ ànd nañ ko ak ñun waaye gisuñu leen. ànd nañ ko ak ñun théoriquement waaye pratiquement gisuñu leen. waaw kay ndax ñun ni ñuy dundee. moom mooy li ñuy def il faut ñu dem maanaam dañuy wàcc ci. maanaam duñ théorie mais dañuy pratiquer. dañuy dem ci fee yi ñuy def. parce que ñun lu ne dajee na daj nañ ko fee de. ay menaces yu ne daj na am na fa. maanaam xoxatal gu ne am na fa ci côté bu mu mën a doon. te xam nga yu mel nii boo ko jiitee maanaam lu ne ngay gis. yooyu nag xëy na loolu moo ci dul fekk. ñun nag jaral nañu ko. jërëjëf waaw ndax mouvement bi ñun jaral nañu ko ci lañ ci nekk. ndax amul lenn loo xam ne mi nga jóge ci mouvement bi. ñun au contraire ñun ñooy jël. di def ci mouvement bi. ok merci beaucoup daañu ci ñëw léegi ci kanam ak li nga xam ne moom la askan wi waroon na mën a tirer profit ci industrie yi nga xam ne ñoo fa nekk Baye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax xam naa ni booba léegi mbokk yi ñu ngi kii rek alors comme niñ ko waxee sànq lii dafa nekk situation bu xaw a compliqué parce que dossier bi fa mu tàmbale amaana sama classe gi moom maa ngi ko doon wax sama gars yi démb ma ne xam naa li ma bëgg waxtaanee daa génne ñu ne la li ngay wax sa moom ak sa baay parce que tellement que yàgg na lool wante comme am nañu ay mag yu fi nekk nga xam ne mën nañ ñu expliquer origine bi loolu la moo ko waral dëgg-dëgg pour que ñi nga xam ne ñooy seetaan Mbalor TV ñu mën ci jëriñoo loolu ci loolu la ñu àndee ki nga xam ne mooy Baye Diop xam nañ ne moom mu ngi jógee ci Sébikotane te wax nañ ko sànq dossier bi dafa laal Diamniadio ak Sébikotane Rufisque maanaam beneen kii bi Baye comme niñ ko waxee démb amaana daañu ci laal tuuti rek ñu door a ñëw ci li nga xam ne def nañ ci reportage ñu am ko éléments yi ñu door a mën a développer loolu wante ñu bàyyi suñu bàyyi mu introduire li nga xam ne mooy histoire litige foncier bi nga xam ne moo nekk ci biir commune bi. waaw jërëjëf comme niñ ko waxee woon rek si annonce bi mooy que litige foncier bi am ñu tuddee que titre foncier 1655R ak beneen titre boo xam ne ñu ngi ko tuddee 1637R nekk ci département Rufisque ndax département bu ne mooy defar titre am ba boo gisee titre foncier buñ koy wax boo gisee chiffres yi lettre bay topp sa ginnaaw ñu taf ko fa initial lu département bi defar titre bi moo fay ne moo tax ñu naa R titre bi nag dafa am lu ko jiitu bala ñoo wax waxi titre dañuy wax li nga xam ne mu ngi nekkoon depuis temps colonial maanaam date bi nga xam ne retenir mu am difficulté ci suufu Sébikotane ci tundu Sébikotane mu ngi daté en 1889
1889 dafa amoon benn conseil juridique bu ñu na Léon Verrier moo fi nekkoon mu doon dugg ci àll bi nag di visiter ba seetlu woon na fi benn gox boo xam ne dafay téye ndox mi noor ak nawet ndox a nga fa nawet bi dafay fekkaat ndox ma mu daal di ñëw booba nag comme ni ëttum maam la ñu ne booba sunu maam Laman Njañ Siis moo fi ne comme Laman bi mu ñëwee ci moom mu ni dafa soxla foofu sunu maam jooju nekkoon moom du jaay suuf booba nag ci comme ñoom tunda wi cedd moo fi ëppoon mu bàyyi fa bees keesu sàngara boo xam ne ñu ngi koy wax enken kees googu mu ngi doon jar 20 dërëm ci waxtu woowu ba mu ko fa bàyyee bi mu ñëwaatee fekk na ñu jëfandikoo ko mu fayee ko nag ci nettali démb daa nee nañu rey nañu nag fees ko jël der ba seel ko natte ko natt boobu nag 900 mètres carrés la woon 900 mètres carrés mooy fii sambam nekk fi ñu naan labbe ci Sébikotane kër labbe ci biir la périmètre boobu ne ba léegi boo fa demee di nga fa fekk ñeenti borne yi nga xam ne boo calculer surface ba dina la jox 900 mètres carrés moom nag Léon Verrier dafa daa yëngatu di dafa def ay fleur di ko yóbbu marché Kermel bu Dakar loolu moo doon yëngutoom moom nag 1889 ba 1900 mu séddee ko nag moom mu ragal ku ko poursuivre mu génn Sénégal en 1946 dem Maroc bi mu fa demee en 1949 mu def accident d'avion mu gaañu donc Filfili am na foo xam ne sax dina wax ne moom fekkante na fi ak François Timis mais ñun li ñu gis mooy bi demande d'immatriculation boobu mu def ne moom moo ko le 22 février 1956 mais nag dañu gis ne réquisition boobu jàllul ndax le 28 septembre 1956 dafa demander un bail boobu nag li nga xam ne mooy l'ancienne gare de Sébikotane loo xam ne état moo ko moom c'est un bien public de l'état moom la ñu ne moom la def bail boobu nag ci fond ba boo fekkee boo ko gëstoo da ngay fekk location la ñuy wax et non un bail emphytéotique moom nag bail bi mu ngi nekkoon pour une durée de 20 ans donc de 1956 à 1976 le bail bi waroon a jeex moom ci boppam nag mu continuer di ko occuper te ñun gisuñu fenn foo xam ne renouveler na bail bi wala demander na ko titre bi nga xam ne exactement nag moo fa ne mooy bail bi dafa amoon emprise chemin de fer li nga xam ne moo jóge Tëngéej ba sorti limitu Tëngéej mu doon une surface de 485 hectares muy raay bi ak gaar bi ak gaaru Tëngéej ak gaaru Bargny ak gaaru Sébikotane le surface bi yëpp mooy 485 hectares si loolu nag moom la ñu falsifié daal di ko def de mooy moom la def bàyyi titre boobu la jël bàyyi jërëjëf et non leneen loo xam ne am na si li si ne nag si problème waxuñu étendue bi ndax étendue bi ñëpp xam nañ ko ndax boo jógee Sébi ba egg si Kër Moussa amul fenn foo xam ne ñun ñi sunu maam yi doon béy wala sunu bàyyee doon béy kenn mënati na ne maa fi moom lii ñi nga xam ne it ñooy sunu mbokk sàmm yi di pël yi ndax it Sébikotane dafa wër ak dëkki pël ndax ñetti ndooyee nañ fi te yëpp ay dëkki pël la ay naga fi ne ay sàmm képp ku jógit boo duggee ci périmètre boobu ngay dugge ne daal amatul daal amatuñu fu ñu béy amatuñu fu ñu sàmm. jërëjëf merci beaucoup Baye Diop xam naa daañu ci ñëwaat ci yow léegi rek pour plus de développement maam dañu bëggoon ñu may ñu rek ñu am benn élément ñu jël élément bi rek après ñu suñ ñëwee rek ñu gën ko développer incha allah. ak Pape Diop comme niñ ko waxee sànq rek moom âge bi mu am rek da nga xam ni ak posture bi moom da nga xam ne am na lu mu xam ci li nga xam ne mooy histoire commune bi Baye nga introduire ñu tuuti rek ci li nga xam ne mooy histoire litige bi. waaw histoire litige bi bu ñu ko indee daté ko si lu yàggul rek
ñu dog ko tuuti rek daté ko en 1956 bi nga xam ne ñun si la ñu gis si këyit yi que ne Nadra Filfili mi nga xam ne ndom si yàlla mooy bàyyu la famille Filfili bi fi nekk si suuf si que 1956 la fi ñëw këyit gi ñu jëkk a gis nag si ñëwenam mu ngi dale le 22 février 1956 muy def une demande d'immatriculation si demande immatriculation bi nag la réquisition 7125 du 22 février dafa def ne moom dafa am ku mu bokkal suuf si muy François Climette te kooku mu ne moom la bokkal suuf si moom gaañu na juróom-ñaari at lu jiitu loolu ndax kooku mu ngi def accident en 1949 mu gaañu sa Maroc ginnaaw suuf soosu nag dafa amoon lu jiitu 1956 ci histoire du Sébikotane si loo xam ne ñu ngi koy daté le janvier 1889 que un certain Léon Verdier qui mu nekkoon conseiller juridique nekk fii si Sénégal demandé woon benn lopin de terre boo xam ne da doon garder ndox mi muy grand séminaire actuel bi mu demandé nag surface ba 900 mètres carrés la woon 900 mètres carrés boobu nag moo dem ba nëgër ni ñu naan 900 hectares jóge Sébikotane ñëw ba Kër Moussa si longueur du 6 kilomètres léegi naar bi si boppam Filfili ñoom ñu ne am nañu si titre foncier boo xam ne mu ngi def 678 hectares te Sébikotane boo ko xoolee surface totale bi 12000 hectares la donc bu si kenn nit amee 678 hectares dina yéeme lool ginnaaw loolu moom bi mu déposé le 22 février 1958 demande immatriculation dafa ñëw ba le 26 septembre de la même année mu def une demande de bail boobu nag du ak état Sénégal mais l'ancien chef de gare de l'ancienne gare de Sébikotane moo signé këyit yi bail bi nag 20 ans la woon te bail boobu ñu ngi ko transcrire le 17 avril 1961 bu bés bu émission bi jotee dinañu mën a faram-fàcce lépp loo xam ne mu ngi woon ci biir. jërëjëf. jërëjëf waa régie ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci professionnalisme boobu. suñu baay bi wax sàng ci reportage bi impact yi nga xam ne moom la suuf am nga xam ne askan wi tey ji ci lañ gën a musé ci la ñuy yaakaar ci yu bëree bëri ci wàllu développement ak suuf lan ngañ ci mën a lëngalal. waaw je suis très ébahi di dégg góor gi di wax vraiment bi muy wax da ngay xam ne kii ku maîtriser li muy wax xam na ko. par exemple def historique bi indi ko amener le sujet et puis développer ko vraiment macha allah te li mu wax neex naa dégg ci xel quoi mais li mu wax nii yëpp ne suuf si am na ku ko moomoon mu am ay litiges yu ci am waa Kër Moussa ne ñoom ñoo moom ñee ne ñoom ñi ci les grands perdants mooy askan wi quoi parce que ñoom ñoo ci doon sàmm wax na ko ñoom ñoo ci doon bay te ñoom ñoo ci fas yéene dëkk ñun nag dañu tàmm Sénégal rek ngay gis boo jógee génnee capital daw 50 mètres ba 50 kilomètres ba 70 kilomètres ay kër rek ngay gis doo gis àll te loolu dëkk boo dem ci àdduna bi capital boo dem boo génnee juste capital bi àll nga ciy teg ay dëkk doog ci toog donc àll bi dafa am lu muy def ci askan wi daf ci am lu ñuy def parce que lan la ñuy bay fi mu toll nii bay amatul moo tax dund gi metti nit ñi war nañ cee mën a gis dama dégg benn jour ñu ne góor gi sax wax na ko ne suuf bi ñëw na ba jumaawu Kër Moussa ñëw na ba Kër Moussa man je me pose des questions quoi nan la te loolu lépp titre foncier la dans un titre foncier nan lañ ci mën a autoriser ay délibération doy na waar donc xanaa yow war nga am cartographie bi commune bi war nga xam bu ñu defee levée yi war nga mën a xam fan mooy titre TF yi fan la boo yi fan la toll et cetera bala ngaa mën a joxe ay délibération. est-ce que loolu nekkul maanaam raison bi tax waa ànd defar Kër Moussa remettre en cause existence góor gi wax na ko sànq ni gëmuñu sax ni foofu am na titre foncier parce que bu fekkoon ne titre comme ni nga ko waxee sànq titre foncier du lu ñuy attaqué maintenant titre foncier boo xam ne nekk na fi ba ay délibération yu récent génn ci loo xam ne ci autorité amaana la jóge loolu
dafay compliqué pour nit mën a dégg ne fii titre foncier bu réel moo fi nekk. sama njëlbeenu wax da nga ko dégg nga ko. c'est un problème extrêmement compliqué. moo ñu comme wax nga ko sànq moo ñu mag téeméeri junni yoon. parce que déggoon naa ne maam Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu du temps de Abdou Diouf defoon na ci ay médiation gars yi bàyyi mu sedd. gars yi jugaat ñu defaat ci médiation mu bàyyi mu sedd. te tout dernièrement les années 2016 2017 2018. amoon na ci coow lu méttee métti ba ñu séquestrer le maire ba maire bi yooyu yëpp c'est des problèmes. mais nag gis nga problème dañuy wax ne en développement. bala ñuy àgg ci développement. tous les problèmes de décentralisation. les problèmes les litiges fonciers lépp dañ ko war a lijjanti. pour askan yu mën a am xel mu dal. fi mu toll nii ñii seen xel dalul xelu kenn dalul. mais industrie yoo fay implanté nag. waaw mais xam nga état. état dafa am doole. état dafa am doole état mooy parce que suuf si. état wa ko moom. domaine national la ñu wax. bon donte am titre foncier moom état mënu ci dara. donc kenn du ko mënu ci dara. bon mais ñoom indi nañu seen kayit avec la complicité de Kane. du maire. de Kane de l'état. En tout cas c'est un flou total dans ce truc là quoi léegi kenn rek moo ñu mën a gindi. kenn rek moo ñu mën a gindi mooy état moo mën a teg affaire bi ci table bi. ñun ñëpp ñu toog ñu wax leen lii dëgg ne leen titre foncier bii existé na. et titre foncier bii existé wul et cetera ñu wax leen lépp. bu ko defee nit ñi seen xel dal coow yi du amati parce que sans coow développement mën na am. peut-être daañu soxla sax am intervention ku ci mel ni moom Mouhamadou Mansour ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu suuf doon na ci am solo trop mais dafa am lu ma jaaxal ci mbir mi mooy titre foncier bi comme ni ñu ko waxee sànq mu ngi ci biir position géographique bu commune bu Kër Moussa alors que góor gi wax na ko sànq titre bi ñu ngi koy affecté au niveau de Kër Moussa. alors que boo demee ba Sénac defe naa ni mu ngi bokk fii au niveau de la commune de Kër Moussa. lu compliqué loolu industrie dafa implanté maintenant wax nañ ko sànq RSE bi xamuñu ndax ñooñu fii la ñuy verser seen RSE au niveau de la commune ou bien non maintenant ban profit la population bi am ci loolu. population bi boo xoolee mu ngi fi. profit du ci bari. profit du ci bari. maanaam ay négociation rek la mën a tege. kese dañuy teg ay négociation kii jëlal lii defal ñu waxtaan. ku nekk am li nga jël ñu dem mais tant que jëluñu affaire bi teg ko ci yoon. ñu tranché ko une bonne fois pour toutes. population bi duñ ci gis seen bopp. duñ ci mës a gis seen bopp. merci beaucoup foofu fi góor gi toll woon. daanaka fi nga laal léegi sax fa la war a ñëw defal ñu fa. développé foofu après décortiquer ñu li waral nga jógee Sénac. mu jóge sa ñëwoon ba 50. xam nga boobu comme ni nga ko wax Cap-Vert. mu ngi yemoon 50 fii. mais après li waral. ñu arrière ko ba Sénac mu dugal ñu ci détail yooyu pour ñu mën a xam genre manuel bi foncier bi def ba lii mën a dugg ci bokk ci Kër Moussa ba pare ñu dugal ko ci région de Dakar lan moo ko waral après bu ko defee foofu voilà ñu gën a am ay éclaircissement foofu encore mu ngi noonu bàyyi yëpp waaw sëñ Mbaye noonu la ndax li ko waral dafa dans l'histoire foofu mu ngi bokkoon ci Tëngéej ndax lii nga xam ne mooy département de Tëngéej dafa ñëwoon ba kilomètre 50 ndax foofu la région de Dakar nekkoon booba sax dañ naa région du Cap-Vert dafa ñëwoon ba kilomètre 50 mais bi ñuy bëgg a implanter l'usine Sénac ki nga xam ne moo koy implanter dafa ne woon day visiter fi nga xam ne moom la bëgg a def usine am léegi bi mu demee nag ak ñi mu àndal ñi ko accompagner. bi mu taamoo fii usine Sénac nekk actuellement foofu la choisir bi mu ñëwee ba teg ko sur la table pour wax léegi nag ñu xool ne Dakar dafa am ay taxes yoo xam ne boo fi nekkee day nekk sa kaw dina am exonération dès le début mais après day am ay taxes te bu dee région de Thiès foofu la entreprise bi ëppee ay facilité léegi nag moom si boppam def na choix am foofu ñu ni ko nag lii mooy condition boo fi implanté moom mu ni bu dee loolu la moom day arrêté day bañ temps yooyu sunu ancien président le premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor moo fi ne si année yooyu bi mu ñëwee nag mu jël décision un décret boo xam ne
dafay jël limite yi jële ko kilomètre 50 bi nga xam ne moo doon séparer la région de Dakar ak la région de Thiès indi ko ba fi nga xam ne mooy buntu Sébikotane si biir Sébikotane sax du ma ne buntu Sébikotane ndax si biir Sébikotane la mu ñëw ba fi nga xam ne fa la kër ya am si pont bi daal di fa indi ndax waa ji choix am foofu la toll woon choix bi mu defoon foofu la nekkoon si angle si kaw national bi foofu la taamu woon pour implanter fa usine ba léegi nag décret boobu moo jëlee limite yi kilomètre 50 indi ko ba biir Sébikotane mais teewul dans la administration bi si certains domaines deful transfert de compétences yi jële ko Tëngéej yóbbu ko Thiès. maanaam délimité wul. suuf bi dagg ko wax nañ ko ni mais administrativement. administration bi suivrul peut-être mooy faay bi sunu professeur bi di wax ci administration bi day am loo xam ne daf ko war a def te daf koy sooxe. du ko jéem a lijjanti ndax antérieurement à cette histoire titre foncier bi nga xam ne mooy 1637 R boobu nekkoon na au moment bi nga xam ne Sébikotane dafa bokk ci cercle de Thiès. Il y avait l'acte administratif 152 AD moo doon fii nga xam ne moo nekk usine Filfili léegi boobu 152 AD moo ko autorisé woon cercle de Thiès mais bi ñu defee délimité jël Sébikotane delloo ko la ville de Rufisque ñoom dañu jël dossier boobu transféré ko Rufisque ba ñu defaat ci benn ci li ñuy wax un titre foncier muy 1637 R muy usine bi. ñu ngi dégg ci sunu mag ñi nga xam ne doon nañu ànd ak sunu ancien président maître Abdoulaye Wade que moom ci boppam nekkoon na l'avocat de Filfili ci foncier bi moom moo doon défendre Filfili moom ci boppam ci biir Sébikotane ñëw na ba nekk ak mag ñi ak ñi ses collaborateurs camarades politiciens di leen wax ne Filfili jéggiwul la route de Mbambilor maanaam fi nga xam ne mooy tali bi sës ci usine bi jéggiwu ko lépp loo xam ne penku la moomu ko li mu moom mooy li féete saw mooy tracé tali mooy tali biy jóge Sébikotane di latérite boobu di dem Bambilor waaw nee na jéggiwu ko te moom moo nekkoon avocat am donc si loolu dañuy wax ne li indi toujours waa Tëngéej di dem ba di morceler titre foncier bi te une part li ci ëpp Cees ci def ay délibération comme ni ko professeur waxee sànq même am na ñoo xam ne sax am nañ ci bail ñun collecte nañu ci population Kër Moussa lu ëpp 100 personnes du moins 38 personnes yoo xam ne dañ ci am délibération. dañu am délibération ci kaw titre foncier bi ci kaw foofu ñu naan titre foncier la même c'est bi